asalaamaaleykum. Midi Culture. coowul pétrole beek gaz bi di mbirum Petro-Tim doyen des juges d'instruction xëyaat na tey kon woolu ñetti nit Ibrahima Mbodj mi fi nekkoon directeur général Petrosen ca la bokk kaddu yu xalifa général des Tidianes wax jëmale ko ci mbiri ngóor jigéen yi waa ONG Jamra rafetlu nan ko tey woo kon yeneen i kilifa yi def noonu waaw ci mbirum drogue beet kon Mame Matar Gueye ak kuréelam liñ ca daal di wax moo di na nguur gi leeral drogue ba kon ak li ñu wax ni dafay réer fi nga xam si fa lañ koy daal di dugal reportage bi tey dinañ riir utali ca banlieue ba waxtaane kër yi nga xam si dañuy màggat dem bay daane ak na mu daal di ëlëme askan wa fa yeewoo tey di fukki fan ak benn ci weeru novembre atum 2019 àdduna wërngal këpp jaglele ko célibataire yi di kon ñi nekkagul ci ak buum tax rédaction King FM def ci ab taxaw seetlu ci tolluwaay bi fii nii ci réewum Sénégal li mbokk ak leneen buñ ci noppee dinañ ci boole ne ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram sooga dugg ci pàcc bi nu jaglele aada ak cosaan mu gën caa fës kon livre bu bees bu maam Famew Camara fésal di ca naqarlu li jigéen yi di dund kon ci biir néegu sëy jaaree ko ci dammel ak faal yi xalaatub buzz yim si ci tolluwaayu hip hop cosaanul ndëpp itam dinañ ko waxtaane ci biile jotaayu xibaar nataal bi gan gi ak li yëglekaay yi xëye tey mooy buural Midi Culture ñu ñaanalante Daouda Gueye moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Saliou Seck ngeen ci àndal maa ngi ci mbégte contentement bu mag di leen ko faram-fàcceel na ma leen ko waxee ca bopp rek la ñuy duggee ngeen ci yaatal gi kon ak doyen des juges d'instruction di Samba Sall mi nga xam ni mi ngay woyal ay audition ma gannaaw bi mu ko dooree ni ki aljuma altine bi ñu weesu mu am ayu bés kon tey ji mu daal di noppalu woon kon li nga xam si moo di weekend bi tey ji nag daal di nay xëy woolu ki nga xam si moo di Ibrahima Mbodj nekkoon fii ci ay jamono directeur général Petrosen waaye tamit bu ca noppee moom mi dina daal di jaamarloo ak Jibril Kanouté ak Awa Ndongo ñoom ñaar ñi nag ñoo fi daal di nekkaloon société bile di Tilow te ñu tuddoon leen kon ci coow Aliou Sall ak pétrole beeg gaz bi ñu wax kon ci leneen ak kaddu yi xalifa général des Tidianes yëkkati woon fële ca diwaanu Tivaouane bi ñu doon amal cérémonie officielle bu gàmmu 2019 bi di naqarlu kon tolluwaayu ngóor jigéen ñi tey sàkku ci ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ngeen mu wax ca loolee nag nekk kaddu yoo xam si ONG Jamra daal di nañu ci ànd bu baax a baax ba noppi di ko rafetlu Kumba Ba. homosexuel nañ ci wax baaxul santul yàlla ñaaw na te nag mbir la moo xam ni ku ca mën dara te waxuloo ca ku ca kontaan yow yaag ñooma yam. ci cérémonie officielle bu gàmmuk ren gi xalif général des Tidianes naqarlu bu baax jikko yi mu ne day gën di yàqu ci sunu réew waaye nag teg baaraamam ci mbirum góor jigéen gi mu sàkku ñu jëlee ko fi Mame Matar Gueye bu Jamra rafetlu yile kàdduy xalifa bi waaye jàpp ni ndam la ci xeex bi ñu yàgg amal ci coow li mësa lëmbee sunu réew. histoire nous donne encore une fois raison ginnaaw bi nga xamee ne sëñ Abdou Aziz Sy Dabakh dëggaloon nañu ci suñu posture ak alerte yi ñu doon lancé ne formation yaa ngi ci dëkk bi ñu ngi bëgg a yàq liggéeyu Malick Sy Amadou Bamba Baye Niass Baye Laye ñu di ñu ko këli tey nag dañu amaat même mbégte Serigne Babacar Sy Mansour yëkkati kaddu yoo xam ne dafay dëggal xeex bi nga xam ne Jamra ngi koy xeex depuis 35 ans jël fukk ak juróom récépissé comme ni ñu koy joxee parti politique yeeg syndicat yi jox ko fukk ak juróomi kuréelu góor jigéen ak lesbienne c'est paradoxal. yamu ca waaye mu ngi woo yeneen kilifa diine yi ñu wane ci taxawaay bu mat sëkk def jéego yi war ba jëlee fi lu ni mel. moo tax nag ñun ñu ngi ñaan mbooleem xalif généraux yi mu gën ko yokk doole ndax état bi seetaat taxawaayam pour ñu xotti 15 récépissés yi ñu jox góor jigéen yi ba dafa leen jox sañ-sañ jox leen doole ñuy boole ci di tooñ ndax itam bu ñu yëkkatee seen kaddu dooleel kaddu sëñ Mbaye Sy Mansour état bi mën a soppi nomenclature gouvernementale bi ñu tuddee ministère de la femme de la famille de la protection de l'enfant loolu day na waaye lu tax ñu di ci yokk et du genre loolu nañ ko dindi parce que dafay bokk ci liy indi jeexi jaaxa ci xelu ni coowal borom ñaari tur yi yàgg na jur ay débat ci sunu réew xeex bi yàgg lool waaye mu mel ni bi la yoon ëttu këru diine yi ñoom ñoo ci tàmbalee dugal seeni loxo ku ci mel ni xalif bu Maodo bi Serigne Babacar Sy Mansour. di ko jaajëfal bu baax a baax Kumba Ba ñu wax ci leneen coow loo xam si kon mooy wéy di lëmbe réewum Sénégal di mbirum drogue ak sinébar bi fi dugg l'observateur sax tey xëy na daal di nuy xamal ni ñan ca daal di jox ñooñ baaraami tuuma ñëpp mujjee nañ leen a gis waaye tamit ONG Jamra ñoom li ñu daal di bëgg moo di ñu leeral drogue bi ñuy wax ni dafa réer fañ ko dugal waaye tamit xàjj ak seen gi nga xam si dañ koy nemmeeku ci ñi fi dëkkul ak ñi nga xam si ñoo fi yeewoo ñu teewlu ci loolu kon Mame Matar Gueye bokkoon na ci gani 9-11. otis boobu jotaguñ ko sax reesal ñu jékki-jékki njombe lu gën a rëy daal di éclater au port mooy li nga tudd léegi ba nga xamee ne scandale bi am na ñun ñëpp ñoo tas suñu jéggi ndax dañuy jël une vingtaine de véhicules buuree ko d'une tonne de cocaïne daal di ko bëgg a jàllale fii ci port bi une valeur de 50 milliards
foofu tamit jeexi jaaxa am ndax dañ ci teg ay waxtu yu néew ñu ne ñu am na 80 kilos yu ne mër réer te 80 kilos dafa bari. alors loolu mat naa leeral li mat a leeral toujours ci mbir moomu mooy dañuy jàpp ñoo xam ne ay doomi réew mi lañu jàpp tamit ñoo xam ne ay nasaraan lañu waaye ay waxtu yu néew lañ ci teg ñu ne ñu nasaraan yi am nañ liberté provisoire pendant ce temps doomu réew mi ñu ngi rëbës ba tey kon ku ma am ndey boobu ak ku ma amul ndey boobu war nañ ko leeral. mu nekkoon kàddu yi Mame Matar Gueye nekk kon njiitul ONG Jamra ngeen di wéy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróomi simili. Suivez-nous sur notre site web www.kingfm.sn. lii ponk la ci li gën a fës ci biir Midi Culture mu di kon banlieue bu Ndakaaru ak ni ñu daal di amee njàqare jëmale ko ci yenn dëkkuwaay yi nga xam si daanaka day jékki-jékki ba ci yàgg rek nërmeelu loolee tamit tax ba kon buñ ci gisee ay mbir nguur gi ñoo war a daal di gaaw wax ca. reportage ca banlieue bu Ndakaaru Awa Sène. ay kër yu daanu mbaa yi waaj a daanu doon lu bari lool si banlieue bu Ndakaaru bi jamono ji ñu toll soxna si di wuyoo turu Sinikan dëkk jàmm gën ne moom mës naa dund li ni mel. ñun suñu kër dafa demoon ba dal bi di waaj a wadd mais tabax bi taxu ko yàgg noonu mais maçon yenn saa yi boo leen joxee sa liggéey du ñu jënd ciment bi ci war duñ ci def liñ ci war a def ci ciment wala béton bi ñu ci war a def duñ ko ci def ba tax tabax bi du normal daal. Ali Dieng di ab maçon ne ñoom ñi tabax kër yi am nañ si wàll ndax war ñoo topp benn yoon li di bëgg borom kër yi ba mën a def loo xam ne mën naa indi ëllëg ay jéeya. président yi dina nekk ci wàllu yow matériel maanaam nit ki am sa kër nga bëgg a liggéey te amoo yow moyen bi mais bëgg nga tamit yow profito bëgg a jëmmal sa kër ba li la maçon bi di wax sax fii nañ jéem a def temps nga ne ko man tey est-ce que duñ def léegi lii di xaw a yow bëggul yomb boobu daal xam nga bâtiment moom xaalis la da ngay def yow li nga man rek ba fi sa doole yem nga daal di yem foofu mais boo bëggee ne sama benn 1 million bi kat moom laa yor te man si laa bëgg a tabax sama ñaari néeg yi bëgg ko ci xaj-xajal moo tamit président yi tamit yow maçon yi tamit maanaam kon ni nga leen fayee tamit kon ñoom tamit kon noonu la ñuy liggéeyee waaye ñoom tamit am nañ ci responsabilité. Vieux Faye moom ne képp koo xamante ne rek gis nga li ni mel dangaa war a dem police signaler ko ñu mën cee jël ay matuwaay balaa ndogal di si am. dañ ko war a signaler bu ko defee police day ñëw wax ak ñoom ñu génn parce que yenn yi tamit nga xool ba nit dee tamit aussi bakkan daf foor quoi. kër yi daanu ay bakkan di si rot nekk na lu metti lool si ñu koy dund waaye nag ku dem ba fa nga dëkk amatoo si xel mu dal war ngaa mën a génn ba ñu defar ko ba noppi wala rek lépp lu ci am ëllëg yaa ko yóbbee sa bopp. Awa Sène yegsi nañu ci reportage bi tey kon di fukki fan ak benn ci weeru mai atum 2019 nekk bëccëg gi àdduna wërngal këpp jagle les célibataires yi nekk ñi nga xam si kon nekk gunu ci buumu sëy fii nii ci réewum Sénégal nag ku nekk yaa ngi koy daal di joxe sa njàngat ndegam ni tamit bëri na lool ñoo xam si tënkooguñu reportage Aïcha Sall. fukki fan ak benn àddina wërngal këpp di ci màggal bésum célibataire yi soxna si di ñu xamal li tax ba léegi amul jëkkër. la moo tax amuma jëkkër ba yàlla moo ko dogalagul pour man mariage affaire de priorité la quoi man sama priorité dans ma vie c'était pas ma am jëkkër teel c'était ma am minimum sama master. góor gi moom di xamle ni bëgg na takk soxna waaye gisagul ku ko doy. moom bëgg naa ma marié mais jamono toll nii jigéen ñi nga gis fii nii non doo doy waar fu nga gis jigéen ñi doy nii bu la doy nii fu nga gis ko nii il faut nga wax lu set wicc da jigéen ñi ingénieur fekkee 100% la 80% yëpp doo dënk. soxna Maam Jaara nekk célibataire gis ni li waral mbir mi nu mel moo di ne ñi sëyagul ak ñi sëy ñoo bokk li ñuy def teg ci sax ne su moytuwul célibataire dinañ gën a yokk ci réew mi. célibataire léegi bëri na trop mënuñu xam cause bi carrément parfois dañ naan góor ñi ñoo xamante ni duñu takk parfois jigéen ñi ñoo bañ sëy parce que am na góor ñoo xamante ni tey li bëgg ñu ngi koy am si seeni gel duñu takk jabar góor bu la taxawul wax la waxu takk mënoo ko forcer pour mu sëy ak yow te xaw a gën a bëri Sénégal parce que te boo moytul dina fi gën a yokk. Elimane Baro moom toll ci takk soxna waaye tolluwaayam moo ko mayul. suñ coobare tamit quoi bu ñu sañoon tamit nekk ay marié parce que ñi fi nekk marié du gën du dara mais peut-être ñun question de situation la rek situation yooyu dund yoo xamante ne ni marié ci du yomb quoi xoolee booba léegi xam nga yaa ngi koy wër am yoroo liggéey amoo dara taxaw yaakaaroo ko fenn waaw yow lu jënd tàngal sa yoroo ko xam nga bëgg a ñëw après nga bëgg ne da ngay takk soxna xam nga. mu bëri lool ay célibataire fii ci réewum Sénégal donte ni sax ñenn ñi dañoo gisagul ku leen doy ñeneen ñi seen tolluwaay moo leen ko mayul ña ca des moom dañoo bëgg wëy di nekk célibataire. ko jaajëfal bu baax a baax Aïcha Sall groupe Futurs Médias rawatina King FM moom Kader Lo moo takk capitaine bi daaw dañu dem biti réew.
bàkk boobee kon xibaaru biti réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Kumba Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou nuyu naa auditeur ak internet yu King FM. réew Mali lañ koy tàmbalee kon ak cong yoo xam si ay jihadistes ñoo ko defoon l'armée ba tax ñu xoolaat seen taxawaay yi. kon ay cong yu bëri kon jihadistes yi lakkal leen torop moom moo waral ba forces armées maliennes bi ñu dippee FAMA ñoom nag cong yu bëri yooyu moom moo tax ñu soppi doxalin wax ni kon dañuy jóge ci poste yooyu nga xam ne dafa sori woon loolu te dañ doon exposé maanaam lu ne daan leen fa dal jamono ji nag dañuy dajaloo ci seen poste yi nga xam ne moom mooy yi gën a mag te nekk ci biir réew mi dogal boobu sax ba ka l'armée malienne jëlee rek ci lañ ko daal di tàmbali appliqué ndax ci ñetti bërëb yoo xam ne ñoom ñu ngi fa woon te mu sori woon loolu jege woon frontière yu Niger ak yu Burkina Faso foofee ci camp yooyu amatul benn soldat boo xam ne des nga fa yu ci mel ni gox bu Indélimane naka noonu bu Labezanga ci réseaux sociaux yi sax dañuy wane ci gox yooyu nga xam ne ay camp la woon ay xale daal yu fay foo muy wane ni soldats yi jóge nañ fa waaye ñoom soldats yi ci ab déclaration officielle bu ñu def nee nañu loolu tekkiwul benn yoon ni dañoo abandonné population ba di askan wa waaye dafa fekk ni rek foog ñu def nii ngir jàmmaarloo ak jihadistes yi. réewum République démocratique du Congo moom armée ba dañoo daal di annoncé faatuk chef groupe rebelle ba bu Rwanda. gannaaw ñaari doomu aadama yoo xam ne kon faatu woon nañ ba pare Sylvestre Muda Kumura moom chef militaire bi ñu dippee les FDLR armée congolaise kon xamle na chef historique la moom koo xam ne dafa fësoon loolu bu groupe rebelle yu fekk baax ci réew bu Rwanda ñu gën koo xam ci turu général Jean-Michel Africa ñu faat ko naka noonu ñeent ci ay garde corps am yu mu daan àndal gannaaw faatuk Jean-Michel Africa kon ñu bëri ci responsable yu jiite ay mouvement politico-militaire ay ki rebelle ci réewu Rwanda dañuy naqarlu ne lii ñu dippee ab campagne boo xam ne armée ba moom moo ko jël ngir jëlee fa daal képp koo xam ni seen chef nga. Bolivie moom njiitu réew ma di Eva Morales wax na ni day tekki ndombal tànkam. Morales moo ko xamle kon moom njiital réew ba fa woon démb ci dimanche ji la ko xamle fukki fan ci weeru novembre ni démissionné na tekki ndombal tànkam gannaaw ñetti ayu bés yoo xam ne ay manifesté ko yu ne mel la askan wa doon amal ngir daal ne duñu nangu benn yoon mu am fa ñeenteelu mandat ci jamono jooju sax l'armée ba sàkk woon nañ ci moom mu daal di tekki ndombal tànkam mu dëgër waaye situation ba jamono ji metti lool ci réew ma ndax amatuñu njiital réew mën nañ ko waxee noonu ndax dañu ne le pouvoir est vacant gannaaw ñetti ayu bés yoo xam ne daal ay manifestation yu tar ñoom ñoo fa amoon Eva Morales kon mujj naa teggi tànkam ci li mu doon xëccoo je renonce à mon poste de président maanaam bàyyi naa lépp loo xam ne xëccoo la woon ñeel jiite bi la réew kon dimanche uk démb la ko xamle ci télévision ba moom leader indigène bi tollu woon ci juróom-benn fukk ci ay at nekk ci pouvoir ba ci bopp réew ma kon ci atum 2006 ba tey kon fukki at ak ñett ci ren kon mujj naa bàyyi dem yoonam fii la ñuy yem ci xibaar yi soxal bi ci réew. cant ngërëm ñeel na la bu baax Kumba Ba ñu jàll ci tàggat yaram. Tout de suite le sport. Now sports. xibaaru tàggat yaram yi tënk lay doon dañ koy tàmbalee kon ak Coupe d'Afrique des Nations éliminatoire yi ci jëm CAN 2021 Sénégal nag kon daal dinay tàmbali waajal gi jëm ci ñaari jongante mi nar dox ci digganteem ak Congo ak Eswatini démb nag la li nga xam si moo di regroupement gaynde yi door fële ca diwaanu Mbour rawatina ca Saly waaye nag ba tey équipe bi matagut ñi ci ëpp sax ci gaynde yi tey jii ci ngoon lañ leen di séentu li ko waral nag moo di ñoom ñu bëree bëri sax weekend bi dañ doon laale ci seen ay club loolee nag mi ngi daal di nara amee kon ngoon gi bu jotee fële ca stade Lat Dior ba nekk ca Thiès bu juróom-benni waxtu ci ngoon jotee fa la équipe bi nara njëkk tàggatoo Aliou Cissé kon ak ay guneem yi fi jot a teew dinañ ubbil li nga xam si moo di boobulee tàggatu waa public bi waaye tamit taskatu xibaar yi mi ngi nara am kon juróom-benni waxtu ci ngoon ca stade Lat Dior ba nekk ca Thiès nga xam kon fa la ñuy daal di dalal waa Congo football la ñuy des ba tey wax ci coach international sénégalais bi di Lamine Ndiaye moom sax ci ay jamono doon na tàggat équipe nationale bu Sénégal A bi moom nag jàppale ni jamono ji daal dinay amaat club bu bees club la boo xam si kon mi ngi nekk fële ca Guinée Conakry di Horoya AC te Khadim Ndiaye nekkoon fa moom Lamine Ndiaye nag jamono ji mu toll ci juróom-benn fukki at ak ñett dafa daal di remplacer ki nga xam si moom ni ki démb lañ ko daal di jële foofee ca club bu Horoya AC ñu wax kon ci wàllu basketball ngir jeexal xibaaru tàggat yaram yi ak góor gi si Dieng mi nga xam si kon
waa NBA dañoo daal di gis taxawaayam bu baax bi muy def jëmale ko ci ni muy dimbalee askanam loolu nag moo taxoon ñu daal di koy jox ak raay moom Gorgui Sy Dieng nag nee na kon loolee rafetlu na ko bu baax a baax naam ne tamit séentuwu ko woon loolee terewul kon dina wéy di dimbali ci li nga xam si ci la ko yàlla may jëmale ko ci te mu am ko ci wàllum tàggatem rawatina basket boobu muy def li lee di askanam waaye tamit mi ngi ciy gërëm réewum Sénégal ak ñi nga xam si ñoo yeewoo fii nii ci Sénégal di réew mi nga xam ne si fii la fekk baax midi moo jot ba tegal fukki simili ak juróom xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàcce gi. xibaaru caada yu wér te wóor. dañ koy tàmbalee ak bindkat bi le di Mame Famew Camara moom nag génne na lu bees wala sax génnewaat na lu bees waaye bile yoon nag da ko daal di jëmale ci sëyi jigéen yi maanaam ci biir kër yi ak kon tamit dafa naqarul bu baax a baax li nga xam si moom la jeeg yi di dund ci seen biir ay sëy mu daal di koy jaarale ci ab xaatim duppee ko Damel ak Faali ñu teewlu ko ay kàddoom. couple sénégalais la Damel ak Faali dañuy sëy ñoom ñaar donc lépp a neexoon début bi ñu bëggante ñu bëri dañ di dund seen biir néegu sëy début bi day neex mais ñu jékki-jékki rek changer nekk beneen nit loolu moo ma gën a motiver pour ma bind livre bi daf ma touché quoi dama bëgg loolu dakk dama bëgg aussi nit yi ñaxlaf loolu moo tax ma bind téere bi parce que dama gis ni que famille dañuy souffrir te dañ koy def de façon silencieuse duñu wax de ndax sutura bi ñuy wax donc loolu laay expliquer ci livre bi pour man lépp amour la man par exemple su may wax ak nit c'est parce que nit ki dama ko estimer par amour su may def dara aussi par amour laa koy def amour daal moo lal lépp ci àddina bi loolu moo tax man lu may def rek daal par amour la il faut que amour bokk ci. Mame Famew Camara sax waxtaan wu yaatu la seq ak Dissa Pereira di ngeen ko mën a dégg ndax mooy nekk ganu ko Midi Culture ñu daal di kon wëyal wax ci Buzz MC moom artiste rappeur la moom nag mi ngi daal di dugg ci milieu hip hop bi atum 1998 taxit kon mu daal di ci def ab taxaw seetloom ba ci contenu bi nga xam si moom la gars yi di fesal ay kàddu mag nii dénk na ko Fatou Sow. waaw évolution am na quoi mais nu début bi meloon melu ko actuellement quoi parce que début bi nit ñi dañ doon consommer affaire yi di ci yeewu mais léegi c'est plutôt fun quoi instant yi xam nga ku dàq ngelajo dàq ndaw rabin sax bon la ñuy gën a reconnaître ki nga xam day bind ay lyrics yu baax comme ni ko écrivain yi doon defee comme ni ko suñu wàllu yàlla yi doon defee ci bayit yeeg yooyu ñun ñi nga xam côté boobu lañ taxawee déjà gis nañ ni changement am na de trop et puis xam nga lobby yi ñoo gérer affaire yi jël booy yi di leen utiliser comme di leen xam nga di leen manipuler quoi mais beneen aspect bi may waxee mooy am na ñoo xam ñi ngi ci ba léegi di ñu bàyyi tey y a pas mal d'artistes yi nga xam ñu ngi koy téye di def bu baax bi nit ñi respecté leen te defuñu musique à jeter bi ci des mooy amul industrie comme tey ñu ne rajo bi wala télé bi rappeurs yi ñoo ko moom loolu waroon na fi am quoi déjà financement yi nga xam mi ngi génn au niveau de l'état gars yi nañu bàyyi loolu xel waaw di remercier aussi xam nga seen équipe bi yëpp di leen ñaanal aussi la yàlla na affaire yi gën a dóob li gars yi wax na gën a kawe. ndëpp cosaan la loo xam si kon ci lébu yi lañ ko daal di gën a ràññee mbir la moo xam si tamit buñ koy def dañuy nemmeeku ni day ànd ki tëgg ak mbir mu ni mel waaye tamit dañ koy def ngir faj ñenn ñoo xam si kon àndatuñu ak seen xel bu baax a baax meer tàkko nag nekk koo xam si daanaka daal nañ ko ci ràññee bu baax a baax ci ëxlu ñi nga xam si dañuy def ndëpp reportage Fatou Sow. ndëpp nag di ab fajub cosaan bu ñu ràññee ci lébu yi ñu koy amalee ci benn bayaal tëgg woy fecci doon la koy gunge fajkatu aada bi di wuyoo ci turu Mouhamed Ndiaye di ñu xamleel ak lii di ndëpp. baatab olof la mooy nëpp mooy nga tëral mbir dara muur ko ba mu tàng ci biir xale bu daa ŋas dañ ko daa muur siri rabal ne nañ ko nëpp mais olof moo yaaxu ne ndëpp waaw ndax dañ lay tëral nag bi wala tëral bëy bi sàngalax siri rabal pour tooke gi rab bi defoon ci yow feebar bi mu transmettre ko ci mala mi nga xam ne bu ñu rendee feebar bi day topp deret ji. ndëpp ñu koy defee ci anam bu mystique waaye itam culturel. au géwél bi mu foor derum moo xam der bu muy foore ak galan bu mu lay kiiwee ak bàkka yam lay bàkkal ñu daal di la tëral muur la daal di la sàng juróom-ñaari njoor wala fukki njoor ak ñaar daal di la raxas perkaal boobu nag bu ñu la koy laxas dañ la koy laxasaade ak 19 fatiha waaye dañuy takk ba yu tëral ko ba yu tëddee ñu tegal la njegenaay tëdd la ngeen couplé tëdd ñu daal di la laxas daal di leen sàng perkaal bi daal di jël njoor mu weex yow sëriñ bi yaay génn njoor mu weex daal di ko muur. donte bari nañ sax ñu leen di diingat ci ndëpp gi waaye ñi ngi wëyal di ko def ngir aax ñi xab di gàllankoor. ñàkk xam la dañu xamul kuy wax dafa xaraam xamuloo xam nga lu xaraam li yàlla xaraamal. ni rab di jàppe nit nag ñu war kaa ndëppal dafay fekk man samay maam ñoo pacte woon pacte
ak rab yi. cosaan la bu yàgg lébu yi di ko amal ngir rekk yëkkati ñi rab sonal ba sax di leen tëral. canta ngërëm ñeel na la bu baax a baax Fatou Sow Midi Culture ñu jàll ci nataal bi. Le portrait du jour. tey nag ñu leen di defal kon nataalu star planétaire bi lee di Youssou Ndour Ndeye Mati Dieng. déglu ma jox la conseil looy def nañ ca seet yàlla sama maam lii la ma wax. le roi du mbalax la ñu koy dàkkontale Youssou Ndour artiste compositeur la interprète musicien di patron de presse depuis 2003 dugg ci làngum politique bu yàggul dara ñu dellu ci njëlbeenam laata muy doon li mu doon tey ngir firndeel leen ne liggéeykat bu kenn dootul werante la Youssou Ndour dafa gane si àddina doon taaw di doom ci El Hadji Elimane Ndour ak ajaratu Ndey Soxna Mbuub teel a bëgg a way mu jaral ko yëggaliwul sax njàngam doon dem di wayantu ci ay xew ba bi muy am ñaar fukki at yu manqué benn mu tàmbali ak groupe bii di Super Étoile de Dakar producteur bii di Ibrahima Silla sax moo ko njëkk enregistré album loolee ci studio Golden Baobab mu tàmbalee siiw fii ci Sénégal jël dogal taxawal orchestre boppam muy Super Étoile bi tey donte sax ay coppite am na ci amul fooy tudd Youssou Ndour te xamuñu ko carrière am internationale Peter Gabriel la ci njëkk liggéeyal ak Paul Simon Manu Dibango ak Alain Stivell wayam bi gën a siiw di 7 Seconds mu ànd ci ak Néné Chéri clip bi ñu tourné ko ca États-Unis atub 1998 Youssou Ndour mi moo bindoon wayu coupe du monde de football bi di woon la cour des grands àndoon ci ak Axel Red fekk na laata loolu ci atub 1997 mu bind way bu siiw bi ngay dégg ci dessin animé bii di Kirikou et la sorcière te Michel Ocello réalisé ko Youssou ma jigéen Ndour comme ni ñu ko tàmm di woowee artiste complet la jot naa sax def cinéma feeñ ci film bii di Amazing Grace 2006 nekkoon ci Oluda Ekwano ak ci film documentaire bii di Retour à Gorée ngir fàttali der bu ñuul démbam artiste bi kenn mënul lim ay jalooreem xanaa ñu wax ci tuuti rek wante kenn itam mënul wax Youssou Ndour ba jeexal te tuddoo Bercy muy salle bi nga xam ne ca Paris la nekkee te Youssou Ndour bokk ci artiste yi nga xam ne bu ñu wootee daanaka xeet yépp ñoo fay dajalikoo ku fonk nitu démbam la àndam ak Mbaye Dieye Faye rek doy na firnde relation yu rafet yi mu am ak ay nit yu am solo yu mu bokkalul sax réew ñëpp teg nañu ci seen bët kenn ci ñoom Nelson Mandela mi nga xamante ne sax Youssou Ndour jot na ko tuddee doom ginnaaw bi mu organisé ab concert ci atub 1985 ngir ñu libéré ko bari na yeneen yu ñu mën a wax ci moom ku tàmm di dox tànku jàmm la moo xam ci réew mi mbaa bi ci réew ngir jubale askan wi artiste bi jot naa sax jot ay prix yu bari yu ci mel ni meilleur artiste africain ci atub 1996 meilleur artiste africain du siècle 1999 Grammy Award sargal ko ci albumam bi di Égypte ci catégorie meilleur album de musique du monde gannaaw ñaari disque d'or yi mu jot a am nekk na fi tamit docteur honoris causa bu université Yale nekkee ca États-Unis ci atub 2011 mai 2013 mu gagné prix Polar Music septembre 2017 mu nekk lauréat 2017 du Premium Impérial te muy Noble des Arts artiste bi nag yamul rek ci way kuy dox ci social la ak fondation boobee mu taxawal tuddee ko Youssou Ndour maamam bii di Marie Sène di ku am solo ci dundam tax ba ñu koy woowee sax Youssou Marie Sène canta ngërëm ñeel na la bu baax a baax Ndeye Mati Dieng Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. junjoon naa leen ko kon bindkat bi la di Mame Famille Camara lay doon laaj ak tontu dox na digganteem ak Dissa Préra. tey suñu invité du jour mooy Mame Famille Camara moom nag auteur la bind na ñeenti livre bii nag mooy 5e livre bi da nga génnee benn ouvrage bu bees benn livre benn roman mun nga ñu wax lan la roman moom di wax. benn couple sénégalais ñoom ñaar ay jeunes lañu ñoom ñaar ñëpp jàng nañ et tout am seen liggéey ñuy dund seen bonheur tout se passait très bien au début amuñu woon benn problème mais jékki-jékki rek jëkkër ji gis benn xale bu jigéen rek topp ko jabar ji def tout pour sauver ménage am dina dem ba seeti sëriñ sax pour jéem a sauver ménage bi mais xale bu góor bi finalement commencé di ko dóor suy wax ak moom du ko faale finalement daal ñu dem ba mu ne ko fase naa la demal nga ñibbi sa kër yaay. roman bi ça tourne autour de la vie de couple sénégalais est-ce que à travers ça dafa am yeneen aspect wu vie sénégalaise yoo xam ne roman bi daf koy wane. waaw man wax naa ci affaire art wax naa ci affaire développement durable ak suñu géej bi nga xam ne nit pêcheurs industriels dañuy ñëw di napp de façon industrielle di rey ji ay jën yoo xam ne waruñu ko napp ñu napp ko di saax-saaxe suñu richesse yi quoi
donc loolu wax naa ci aussi affaire art ndax art bi toppatoo wuñ ko bu baax daal Sénégal dañu ne art affaire foo la moo tax duñ ko toppatoo noonu. wax naa aussi ci affaire mbëggeel parce que mbëggeel moo lal lépp ci àdduna bi mbëggeel fu mu amul jàmm du fa am. Mame Fama yow écrivain nga également journaliste nga noo gisee littérature bi fii Sénégal gis nga ne est-ce que mu nga gën a évoluer parce que gis nañ ne que am na xale yu jigéen yu bëri ay xale yu góor yu bëri yoo xam ne ay jeunes lañu et ils se mettent à écrire des livres. littérature bi baax na daal ndax jeunes yi ñi ngi dund relève dina am parce que jeunes yi ñi ngi bind et tout mais problème bi mooy nit yi duñu lire da ngay bind livre duñu lire man par exemple poésie laa commencé woon mais soo waxee poésie ñu ne la poésie dafa méttee lire xam nga nekk ci roman et tout ça mais ça reste encore lecture bi moom ça reste encore mais production bi moom ça va mi ngi dox. production bi mu ngi dox boo amoon dernier mot booy wax mbokk auditeurs yu King FM lan lay nekk. waa pour ñu gën di lire parce que lecture day ubbi sa xel ñu xiir xale yi ci ñuy lire comme ça dinañ mën di voyager en même temps parce que lecture voyage la booy lire da ngay découvrir ay yeneen culture di découvrir yeneen pays lecture daal lu baax la. merci beaucoup Midi Culture Mame Famayou Camara moo nekkoon suñu invité du jour Mame Famayou Camara moom nekk journaliste la mais également écrivain la. jaajëf yow tamit Dissa Prera midi moo jot ba tegal ñaar fukki simili ak juróom-benn ñu xool li yéenekaay yi ak Serigne Saliou Seck li si yéenekaay yi ak si Serigne góor a koy Saliou bay Seck doole doxul jàmm te dëgg du booy no mboolem yéenekaay yi nu xëyandool ñoom ñëpp a xëy ci dëgg ga bàyyeekoo ca dëkk bu sell bii di Tivaouane muy l'Observateur L'As Les Échos Vox Populi Source A La Tribune Le Quotidien Sud Quotidien ba ci Enquête yéenekaay yi ku ci waxul ci takku suuf yi wax nga ca mbirum góor jigéen yeek la ca Serigne Babacar Sy Mansour wax. Enquête yéenekaay ak Sud Quotidien ñoom fatwa dëgg lan jàppe kàddu yi xalifa général des Tidianes yëkkatee ca cérémonie officielle gàmmu Tiwaawan bu atum 2019 bi ubbil Sud Quotidien journal bi ne Serigne Babacar Sy Mansour ca cérémonie officielle gàmmu Tiwaawan 2019 bi dafa yëkkatiwaat kàddoom bii yoon mu yëkkati ko ba mu kawee lool ñaawlu liy xew ci mim réew muy takk suuf yi mbiri ngóor jigéen yi lesbiennes yi ba ci faramason yi Serigne Babacar Sy Mansour ba tey ci enquête yéenekaay ne góor jigéen yi moom ni nu bëree ci réewum Sénégal sax dafa jéggi dayo ba tax muy sàkku ci Aly Ngouille Ndiaye ak nguurug Sénégal ñu wax ci tey te nee na leen faaw ñu wax ci ndax wax ci dafa jot Les Échos ne leneen nit loo xam ne Serigne Babacar Sy Mansour naqarlu na ko ba tax mu wax ci moo di fecckat yeeg ni nu bëree ci mim réew rawatina góor yi koy def ndax nag li leen xalifa bi jàppe moo di ñu ñàkk fulla ñàkk jom te amuñu benn fulla ci seen bopp laas ne Serigne Babacar Sy Mansour kay yatukeel dëgg la génneel nguurug Sénégal ne leen ngóor jigéen yi ci réew mi moom faaw ngeen wax ci La Tribune ne xalifa général des Tidianes kay discours bi mu amal ci gàmmu ren gi lépp ci nekkinu société bi la ko teg te it la mu ca wax lépp dëgg la Vox Populi ne Serigne Babacar Sy Mansour kay dafa tëj wax ja ne fii ak ñoo ngi fi dunu masa nangu mbirum góor jigéen enquête yéen kaay ne gaa yi nekk ci dëkk bi di def takki suuf itam Serigne bi jox na leen seen wàll ndax nag xalifa général des Tidianes nee na ñiy def loolee jubunu te war nañ koo bàyyi leneen lu yéene kaay yi nu xëyandool bàyyi xel moo di kàddu yi njiitul Moustapha wal Moustapha yëkkati ca course ba ubbil l'Observateur journal Futur Média bi ne ca gàmmu Tiwaawan nga Serigne Moustapha Sy dalati na ci kaw président Macky Sall ak ministre de l'intérieur am Aly Ngouille Ndiaye Serigne Moustapha Sy dane gaañe dañ koo dogale ab convoi am di ko wax ne warul am gyrophare te loolee nag tooñ dëgg la ko jàppe te tooñ nag du gàllaa ci njiitul Moustapha Sy wal Moustapha Sy ba tey ci journal rue 15 angle corniche bi ne artu woon na fi président de la république Macky Sall ab otom tàkk bii yoon nag li nar a xew àddina sépp a koy gisandoo ñu gisaat ko moom Serigne Moustapha Sy ci xët wu njëkku Le Quotidien ubbil yéenekaay bi journal bi ne Serigne Moustapha Sy ca waxtaan woo mu baaxoo di def gàmmu gu nekk ca kursu ba defati na ko waaye nag bi le yoon li mu leeral bokk na ci xalifa général des mourides yi rekk la yilif xalifa général des Tidianes moom yiliful sax Tidiane yépp te réew méta askan wee ko moomal seen bopp Vox Populi ne gannaaw loole Serigne Moustapha Sy yëkkati nay kàddu jagleele ko Serigne Modou Kara Mbacké di ko xamal ni kilifa du nekkub comédien waaye nag yéenekaay bi nee na li ko Serigne Modou Kara Mbacké tontu moo di ne di digal ay taalibeem ñu ànd akuk dal ndax nag Serigne Moustapha Sy xalaatam rekk la wax te it nangul na ko li waa Medina Baye ak Léona Niassène mënul nangu ba léegi moo di li professeur Iba Der Thiam bind ci Baye Niass ubbil Source A journal bi ne waa Medina Baye nee nañu professeur Iba Der Thiam li mu bind ci Cheikh al Islam Maam Ibrahima Niass ñu gën koo xam ci Baye Niass ci histoire générale du Sénégal bi dara nekku ca dëgg waaye te bettu leen ndax nag Medina Baye ak Léona Niassène maase nañ ne Iba Der xamalul Baye Niass dara bay bind ci moom. mu nekkoon kon mbokk yi as lëf ci li yëglekaay yi xëyee subaak tey ñu jeexale jotaayu Midi Culture ak wàllu musique tey nag kon Souleymane Faye lañ leen di digtal ci woy bi mu duppee xarit mu ànd ci woon kon ak Doudou Ndiaye Coumba Rose ñu teewlu kon mbokk yi foofee la ñu yem ak yéen ci Midi Culture yamoo itam ak li ñu cërale woon ci waxtu jeex di gërëm ñi ñu doon bàyyi xel ci 99.4 ak ci www.kingfm.sn cant ak ngërëm ñeel na bu baax a baax Daouda Gueye mi nekkoon ci machine bi production Kader Lo digital Yacine
Pouy réalisation d'Issa Prera léegi kon laar yi mooy ñëw woyal King Feeling lu mooy looloo te maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci réalisation Midi Culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg. Midi Culture.